def suñuy pere joxe mais après doo gis sax fu xam doo xam sax fu affaire yi mujj quoi comme artisanal dañ naan dañuy jékki-jékki ñëw ni dañuy comme artisanal yi dañ leen di dimbale ñëw laaj ñu ay këyit ak yëpp ba ñu jox leen ak ndax na noo tudd comme nii mais après du mujj fenn. nguur gaa ngi yokk ay pas-pasam ngir mën a jàppale ndaw yi wante ñi le dañuy jànkonteek ay jafe-jafe ngir mën a jot si yile financement ñi bokk ci secteur informel bi jàpp ni dañ leen see boolewul ñoo ngi woo Macky Sall mu xoolaat doxalinam ci mbir mi le. Ndeya ji kuna ji ñu daal di yegsi nag ci li yéenekaay doore ko Walf Quotidien mi daal di xëy nag fësal recomposition parti politique yi ci réew pa Sénégal am na benn bu nga xamante ne mën nañ jàpp ne nax saay na ci langue gi di parti socialiste mi jàpp ne jamono ji génn na ci langue gi noonu la ko journal bi xëy fësalee ne bu ñu ko dee xayma li dal PDS bu Wàdd ca jamonoom loolee nag moom moo dar formation bu Senghor gi lee parti gi jamono ji kenn xamul kuy jiite mbiccoog mbaalo gi ne fa xuus farandoo njiit réew mi Macky Sall gën a rek salfaañe nërmeelu li nga xam ne moom moo di parti pa Senghor loolee la Walf Quotidien daal di xëy fësal ñu des ba tey ci Walf Quotidien mi daal di nag ubbi xët gu yaatu jagleel ko master yi ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru université publique yëpp sax daanaka master yi dañuy am jafe-jafe saa su nekk bu ñuy dugg ci université bi dinañ toll ci lim yu takkoo takk waaye bu ñuy génn daanaka ñaari téeméer sax duñu ko matee lu des nag ci li nga xam ne moom moo di tarif yu autoroute à péage juróomi at ci kanam daanaka dañu yokk mbir mi ba fileeki ati 2025 waaye am na leneen lu ca toftal ci biir xët yi daañu ko yaatal am na nag lu xew yi tamit ca diwaanu Gambie ak incident boo xamante ni nemmeeku nañu fa ay garde forestier yu Sénégal lañu rek daal di joxoñ baaraamu tuuma ne dañoo rek daal di fàtt ay trafiquant loolee Walf Quotidien xëy koy fësal Walf Quotidien la mu xëyal fësal sax ci parti politique yi loolee le quotidien yéeni kaay daal di biral wane nataalu Ousmane Sonko ak Khalifa Ababacar Sall mu ne ab projet d'alliance lañu daal di biral ñoom ñaar ñilee ñoom ñëpp lenn moo leen boole ci seenub taxaw ngir xeex gi réew Macky Sall moo tax jamono ji ñu joxante loxo waaye nag am na lenn lu ca amit lu xajamal suuf si te de cere ji bokk na ci rek calendrier électoral bi nga xam ne ñoom déggoowuñ ci ba tey Sud Quotidien moom daal di xëy fësal ba tey nataalu Khalifa Sall ak Ousmane Sonko joxante loxo ci xët yi ne nag lu jëm ci wàllu démocratie ak état de droit dañu koy yeesalaat bloc opposition la ñuy waajal jamono jilee le mandat yi tamit moom la xëyee ne Ousmane Sonko Khalifa Sall union de circonstance maanaam dara am moo tax ñu booloo loolee la journal bi xëy fësal tribune yéene kaay sax dem ba ci indi ay leeraange tribune ne opposition bi jamono ji ñu ngi retrouvé wu di boole seen doole mu doon benn président Sall jamono jooju le mu ngi amal waxtaan ca wet ba waaye teewul nag leaderu Pastef moom mu ngi amal tukkib nemmeeku ci gox yu fasantikoo ci ay parti d'opposition ñu mën a nemmeeku sax Déthié Fall mi ñu daal di teg ci xët yi ñu gis Babacar Diop bu FDS gis nañu Guy Marius Sagna gis Khalifa Sall moom ñëpp ku ci ne moom Ousmane Sonko saafonte nag ñoom bu weesoo loolu nag li ñu nemmeeku mooy ne li ñu sàkku mooy ñu daal di génnee ñi nga xam ne jàppee nañ leen ay détenus politique Khalifa Sall Decroix jamono ji jóg nañ taxaw teem ngir rek taxaw ci wetu Ousmane Sonko critique yéenekaay moom daal di xëy fësal la ñuy daal di ruumandaat di candidature élection présidentielle bu at yi 2024 ñu ne ndax Idrissa Seck mi du doon candidat wu 3e mandat ak lu ci mën a am journal bi samp na ko fa des ak Ousmane Sonko ba tey ak la mu sàkk mooy ñu respecter li nga xam ne moom mooy exigence ñu biral bu fekkente ne bëgguñu ñetteelu vague bu gën a tar waaye tamit sàkku ci libération lu toll ci téeméer ak ñaar fukki nit ñu jàpp ci manifester yi ñu génn Sonko yamu ca nee na soo utul nag dinañu tàngalaat réew ba mu tàng jër xëy bu fekkente ne am na waxtaan boo xam ne nii biral nañ ko te nangul nañu ko xalif général des mourides loolee nag fës ci journal critique ñu dem ci las yéenekaay yi ñoom dafa rek biral la ñuy tuumaal ne Ousmane Sonko dafa am benn ndigg sërëx wala sax ab nakar goo xam ne gàll na ko ci ndodduy France moom Ousmane Sonko di leeral ni amul benn taxawaay bu mu taxawee ngir rek daal di koy xeex France dafa fekk ne rek xeex bi bu dooree képp ku ñu jàpp ne day salfaañe nekk nu Sénégal dañu rey rek daal di cong te soo utul nag daañu weccaat ci mbedd mi waaye amuñu benn problème ak waa France enquête yéenekaay moom des ci
li nga xamante ni moom moo di jafe-jafe gi nga xam ne jànkuwanteel nañu ko moom Ousmane Sonko immunité parlementaire bi nga xam ne yëkkati nañu ko jamono ji nag ñu ngi koy waxtaanee ba tey ngir rek xool nes koy yóbbee ca conseil constitutionnel ak lu ci mën a am leaderu Pastef moom ñàkk na immunité parlementaire am loolee nag kenn waxatu ko ndax journal bi moo ko daal di xëy fësal li nga xam ne nag moom la ñu leeral conseil constitutionnel bi mu ngi koy daal di biral résolution bu yees lañ cay xaarandi ak lu ci mën a am question yu bëri ñu ngi ko samp ci biir xët yilee Vox Populi nag àddune Ousmane Sonko biral na ñaareelu vague boo xamante ne nii soo utul dina tàng jër su fekkente ne état bu Sénégal nanguwul def lu ñu rek daal di sàkku menacé la yoo xamante ni mu ngi tukkee ci Ousmane Sonko njiital Pastef loolee nag moo fës itamit ci l'observateur mi nga xamante ni fësal nañu itamit digganteem ak njiitu réew Macky Sall dem ba leen di dippee Batman yi ku ci ne itamit yëkkati nga sa kàddu jëmale ko sa askan njiitu réew Macky Sall bu fekkente ne jamono ji mu ngay dalal Ousmane Sonko mu ngay yëkkati ab menace di ko gàll ci ndoddi njiitu réew mi Macky Sall l'exclusif yéene kaay sax des ak mbirub Ousmane Sonko ne affaire Sonko Adji Sarr liñ ci mën a jàpp moom mooy am na ay kaddu yoo xam ne jóge na ci ay avocat bu ñu ko seetaanee mun na nekk loo xamante ne nii ay kaddu yi doon kiiraange ci kanamu nguur gi ndax nag bu ñu sukkandikoo ci Pape Samba Lo avocat la nee na moom dalal na naam ki lee di Adji Sarr 15 jours avant sax moo daal di fësal plainte bi wante du woon pour bindal ko plainte waaye pour joxoon ko conseil la kii la nag Mamadou Ndiaye la journaliste d'investigation nee na rédiger plainte ci avocat jarul ngay gisanteeg moom ndax mën nga ne fu ne daal di fa rédiger plainte dem bay xam ne nga nekk Sénégal Paris New York Alaska ba Amsterdam ak foo mënta nekk ba ci Royaume-Uni mën nga fa rédiger plainte te rek doo gisante ki nga xam ne moo di mise en cause bi loolee nag fës bu baax a baax ci exclusive yéen kay ñoom ñu daal di fësal itamit renégociation wu gestion wu péage bi gagnant Sénégal fi mu toll nii mu ngay tirer épingle du jeu loolee sax la les échos yéen kay xëy fësal ne état bu Sénégal jot naa am téeméer boo jël ñaar fukk ak juróom yi daal dina ko jël ci rek Sénac ngir négociation bu autoroute à péage jamono ji nag li ñu nemmeeku mooy ne société Sénac SA dañu koy remplacer ak SICA close seen waxtaan gi yëpp ñu ngi ko fasal ci journal bi lee état bu Sénégal léegi actionnaire la investissement nekk itamit régulateur d'investissement ak état régulateur Mansour Faye nag mën nañ jàpp ne réussir na foo xamante ne nii ñu bëri lajj nañ fa gannaaw juróomi weer bi ñu ko dénkee mbir milee lu des ci réew mi quotidien ñoom itamit loolu la ñu xëyee nii état bu Sénégal récupéré na 25% te itamit at bu jot dina daal di am lu toll ci juróom-ñetti téeméeri millions ci suñuy koppar at bu nekk ci Sénac Le Soleil yéene kaay di koy dëggal ni autoroute à péage Dakar Diamniadio AIBD état am na lu toll ci téeméer boo jël ñaar fukk ak juróom ya ci capitalam lay mujjee lu toll ci juróom-ñetti téeméeri millions dina rek daal di dugg ci gafaga gi moo ne sax li nga xam ne nii moom moo di koppar gi daanaka toll na ci junni ay millions ci suñu koppar lii quotidien yéene kaay moom itamit kay fësal autoroute à péage contrat bi nga xam ne defaraat nañu ko négociation ci diggante état bu Sénégal ak Eiffage état bi nag fi mu toll nii nekk na actionnaire noo ne le journal bi xëy fësal évidence yéenekaay moom xëy fësal contentieux bi nga xam ne nii dox na ci diggante groupe des médias ak Babacar Diagne bu CNRA suspension wu signal bi gannaaw manifester ba mu amee ñu nag waa des médias sax ñoo ko dundandoo moom nag des médias jot na yónnee ab mise en demeure CNRA daal di koy sukkandiku ci article 26 bu loi numéro 2006 bu ñeenti fan ci weeru janvier ati 2006 bi nga xam ne la mu tënk mooy ne nit amoo droit dagg signal fi lekk joxewuñu délai bu juróom-ñaar jàpp fukki fan ak juróom moom nag ca la sukkandiku ngir rek porter plainte ki lee di ngir rek yónnee mise en demeure ki lee rek di Babacar Diagne moom Bougane Gueye Dany sax ci xët yi daal di yëkkati ay kàddu ne lan moo tax procédure bi réglé wul notification bi nga xam ne bind nañu ko ci article yi te mu leer naññi loolee sax tax mu daal di koy jébbal ab këyit boo xam ne day indi leeraange ci fànn wilee Dakar Times moom
daal di xëy fësal polémique bi nga xamante ne nii nekk na ci vaccin AstraZeneca ñu xam le ne nag conflit géopolitique la ndax bu ñu ko dee xayma Sénégal mënagu rocciku ndax li nga xam ne nii moom moo di commission bi ñu dénk wàllu validation vaccin bi moom nee na jarul ñuy stoppé li nga xam ne moom moo di campagne vaccination bi te autorités sénégalaises yi sax jamono ji leen di gën a encouragé bokk na ci organisation mondiale de la santé mi gisagul benn risque ci ñàkk bi la di AstraZeneca ak agence européenne de vaccin loolu yëpp nag bu ñu ko dee tënk ab conflit géopolitique bi ci nekk moo tax Sénégal fi mu ne xëy na ragal teef lay daal di jiital ci bañ a rocceeku ci vaccin bi nga xam ne àdduna bi yëpp ñu ngi njortes ne am na lu ca sooxee source a moom xëy fësal ki nga xam ne moom moo di Tunkara mi ñu daal di teg loxo ni ki ci week-end gilee ñu daal di ko woon jàppoon nag ni ki ati 2015 ñu xam ne face cachée bu Tunkara journal bi mu koy xëy fësal ci page 5 am ne nag dana ko jotoon jàpp sax ni ki ati 2015 ngir ne dafa sàccoon lu toll ci ñaari téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeenti auto de luxe yoo xam ne nii bu ci ne mu ngi jar fukk ak juróom-benn million ci suñuy koppar waaye nag fi mu ne ñu ngi ko teg loxo ni état bu Sénégal dañoo gàll ci ndoddam ni dafa def menace de mort ak acte de terrorisme ak lu ca mën a am rek moom Ousmane Tounkara du guleet mu daal di rek am ak jafe-jafe ak yoon ndax tegoon nañ ko loxo ni ki ati 2015 ak juróom-benn naataangoom yoo xam ne ñoo ca bokkandoo defandoo biléjee bi ñu ko ca tuumaloon 24 heures yéenekaay yi nag moom def ab gëstu bu yaatu jëmale ko ci association maire ci Sénégal ñu xam ne ñenn ci bëri incompétence la ñu daal di biral ak lu ci mën a am samp na ci ab laaj ñi bu askan wi lottee wala ñu soxla lenn ci infrastructure ak bu mu mënta doon mairie ci koñ yi dañuy xaarandi comme état décidé mu doon situation boo xam ne 24 heures mu ngi koy rek daal di métitlu ñu jeexalee ko journaux yi nga xam ne nii ñoom ñooy wax ci wàllu tàggat yaram stade yéenekaay yi fësal nag Liga 13e saison bi toftalu ci ñaar fukki but jamono ji Messi ñu ngi koy saraxool ci xët yi waaye fësal itamit nataalu ki nga xam ne moom moo di Alfred Mendy moom nag war na dajeek ak ay naataangoom ku ci mel ni Mané Gana Loum ak Ndiaye ci quart de finale yi ak lu ca mën a am ñu ngi koy xaarandi xool tey si ngoon ak jàkkaarloom ak Atlético ñu jeexale ko ak sunu lamb moom Balla Gaye 2 moo ci gën a fës la mu bind ci combat am ak Bombardier